monsieur le ministre fan yi ñu génn Sénégal dafa amoon benn crise boo xam ne nii crise sociopolitique lañ ko waxee wala lañ ko tekkalee mais ñu bëri dañ naan mosu fee am donte ne crise yàgg na fee am avec le recul nan ngay jàngatee crise politique bi nga xam te moom leen génn si fan yi ñu jóge ci sama xam-xam bu gàtt crise politique yi bëri na dugguleet bi crise bi amee sax génne nañu ay vidéo 1963 bi nga xam ne bii ca tangu Senghor 40 morts amoon na fi ci benn manifestation xam nga bi yoon ñu ngi ci 14 yaakaar naa kon dugguleet crise 1962 bi ay mbir yu bëri topp na ci am na ay ati at dañu doon persécuter les djihadistes da ngay toog ba mu yàgg rek police gaare jël la yóbbu la nëbb la jant bi kon dugguleet li bees ci jamono yii moo di moyen de diffusion information yi moo di réseaux sociaux yi moo di internet bi nga xam ni lu xew mbadaxul Tokyo dégg ko ci minutes yi ci topp gaawaay boobu ak li njumtuwaay yi permettre kum neex wax ci sa xalaat moo indi coow lu bari li mais pour man crise bii ñu jàll nii crise bi xóot na la ko sabab war nañ ko xoolaat suñu bopp histoire u Sénégal histoire boo xam ni ñun ak tubaab yi bi ñu dajee ba léegi ci fitna la ñu nekk dëgg la balaa colonisation di ñëw royaume yi fi nekkoon Kayoor Bawol Njàmbur Siin ak Fuuta ak yooyu yëpp daan nañu am ay jàmmarloo yoo xam ni ay jàmbaar dañuy wari fas xeex su xeex bi jeexee mu am nu ñu toogee juboo yooyu ak xeex yooyu moo jur mbokkoo ndaxte dañ daan dox ba suñu bëggee jàmm sax buur jël doomam may keneen may beneen buur walla may beneen xeet pour brassage boobu danañ ci dellu si soo bëggee tout à l'heure suñuy wax ci affaire ethnie au Sénégal yi mais brassage boobu moo jural métissage bu yéeme boo xam ni bii moom moo di benn ci kenn réew mi ba nga xam ni kenn mënu koo yëngal kon li fi jot a xew su ma jëlee rek après indépendance 62 crise ñu demati ba 68 mu am crise bu majeure boo xam ni bii àdduna bi la yëngaloon ñu continuer ci 1970 72 73 peut-être xale yi xamuñu mais fii chaque année dafay am wala chaque ñaari at crise boo xam ne bii dana yëngal réew mi soo tëwee 68 sax dem ba 88 crise étudiante universitaire bu am crise sociale crise yi moom ay cycle la mais li muy ay cycle moo lay wane ne fajaguñu góom bi nekk ci biir parce que suñu fajoon fondamentalement góom bi nga xam ne bii moo tax Sénégal ba léegi tegoogul ci yoon bi ñu bëgg danañu xam ne du événement yu récent yi rek moo ko kii daanaka événement yi étincelle la rek bu taal poudre ak mèche boo xam ne bi yàgg na nekk fi di xaar ku ko taal góom bi dinañ si ñëwaat parce que loolu lay doon sax sabab bi dëggantaan waxtaan bi mais wax nga fi ay crise yu bëri wax nga fi 62 wax nga fi 63 wax nga fi 88 wax nga fi yeneen yi stop yëpp mais c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal moom benn crise boo xam ne mën nañ wax ne li ko taal dafa jóge si benn opposant boo xam ne nii da nga koo tuumaal wàllum siif mu dem ba tàbbi si lii loolu itamit ban jàngat na si mën a waaw jàngat bi ma ci jàngat moo di ay négligence ak incompétence yu bëri am na ci mbir mi parce que début bi dañu waxoon ne fait divers la mais fait divers boobu ay divers faits dañu ci laxasu ba jur li mu jur mënoon nañu gérer mbir mi gestion boo xam ni du transporté wu ci plan politique ba di dériver ci plan social li nga xam ni lii mooy li am solo moo di mbir su amee kilifa yi ñi ngànk réew mi ñoom ñoo am pour nu ñu war a gérer ba xel yi dal ba ñu mën a ràññee dëgg ak fen mais su fekkente ne ñi ñu dénk àtte ak ñi yor langue politique ñu ngi doxal lu dul dëgg ci biir loo xam ni lii xew-xew la rek te mënoon a des xew-xew ba
mu jural ñu situation bi fi jaar war nañu analyser bu xool bu baax situer responsabilité yi. war na situer responsabilité yi c'est vrai mais Ousmane Sonko la mooy responsabilité am si mbir mi boo ko doon situer. su ma ko doon situer responsabilité mooy génn guddi couvre-feu dem foo xam ne fii kilifa gu dee ni moom waru fa dem foofu mooy premier niveau de responsabilité la ca des la xew ci biir ak la ca juddu man dama ciy maandu ndaxte kenn du àtte nit fi sa xam-xam walla fi sa yéene toll da ngay maandu wante kilifa bu bëgg a yor réew am na foo xam ni am na loo xam ni am na noo xam ni waroo ko taxawee responsabilité première donc moo di teg sa tànk foo ko warul teg dugg foo warul dugg ci waxtu boo fa warul dem li ci des dama ciy màndu. même bu nekkee pour des raisons sanitaires. dama yaakaar ne yaa ngi may bëgg a commenter loo ci biir ci fond bi mais man dama yaakaar ci sama yaakaar bu gàtt su fekkente ni kilifa buy faju ji la te nga am ay garde corps am chauffeur am na noo war a demee ci yenn bërëb yi mais donte ne pour faju la war nañ laa mën a escorter sa chauffeur taxaw ci bunt bi kon tuumali du yomb li tax coow li bari lëndëm yi wër mbir mi moo indi coow li mais yaakaar naa itam ne fa nguur gi ak waa nguur gi yóbbu wax ci mënoon na faa bañ a àgg ndax li fi xew ci dëkk bi ñu ñëpp xam nañ ko ñii dem salon de massage bari nañu lool lu tax ñu jël kenn singali ko loolu itam lu ñu war a analyser la parce que réew mi ñu nekk ñun ñëpp xam nañ li fiy dox guddi li fiy dox bëccëg xanaa kay li guddi di doon sutura yàlla dogal muy sutura ñëpp war a maandu bañ a singali kenn man loolu laa jàpp. su ma juum su naa forcé ay wax nga ne yow ascenseur doo ko sax bokk ak koo xam ne ni jigéen la ndax loolu yi tamit day firndeel ne que politique gu Sénégal àgg na foo xam ne mën neen tuumaal ay nit wala boog bu ko fexeel ni mën na yóbbee ba ñu tuumaal ko loo xam ne ni sax lu doy waar lay nekk lu suufe lay nekk. loolu gën na garaaw li ngay wax nii gën na garaaw loolu ñun toog nañu ci sunu réer ak jéem a tubaablu ba àgg foo xam ne fii tey adopté nañu ay lois sur les violences faites aux femmes violence yooyu soo xoolee li xew France ak li xew États-Unis ak li xew ci yeneen réew bëri na ay nit yoo xam ni da ngay toog 30 ans après benn jigéen ni ñëw ne la làmbatu woon nga ma yaa 30 ans làmbatu woon nga ma yaa 20 ans. dal na sax Joe Biden moom te moom mooy jiite sa der yàqu mu di benn sa honorabilité yàqu fekk bëri na ci yoo xam ni yi mën na doon ay fen moo tax gis nga pour jullit li tax suñ boroom jafeloo tuumaal nit njaaloo sax il faut que ñeenti seede yu bokkul fa ñu jóge seede pour ñu mën a établir accuser nit njaaloo mais léegi loi yooyu yombal na mbir yi ba man maa ngi wax tout le temps kilifa yi ma ne leen moytu leen surtout soo tukkee bitim réew te nga bëgg dara ci sa réew soo ñëwee ci buntu ascenseur sax fekk benn jigéen moo nekk ci biir xaaral beneen ascenseur nga jël ko ndax mën nga dugg ci ascenseur bi ngeen yegg ci benn étage mu génn xalangu ci suuf ne daf ma làmb balaa ngay set ci tuuma loolu dana fekk ci minute bi àdduna bi yëpp yëg na ko say njaboot say xarit say am di jàmm ñépp yëg nañ ne def nga loo xam ne ni naka sulul noonu kon lii may wax foofu moo di ñun nañu seet tubaab yi fi ñu jaar est-ce que suñu yoon ñàkk sutura gi ñu ñàkk sutura ak yu ñaaw yi ñuy defante ci seen biir ndaxte suivre nga comme man mbirum Dominique Strauss-Kahn ku naroon nekk président wu France ñu tegal ko plan moom itam mu dugg ci ne surux xamuñu ba tey li xew ci néeg boobu wante deram yàqu na ba mu jeex tàkk amatul possibilité nekk président wu France ñun nag ci suñu royu tubaab su tubaab yi defee bêtise sax ñun dañ leen di topp ci bêtise yooyu moo tax soo xoolee débat yi ñu am fii Sénégal yépp ay débat copier-coller la wante
ñun waroon nañu am beneen yoon budul topp caay-caayu tubaab yi ci nañuy doxale ak ci ñuy defante ci seen biir. avenir honorable député Ousmane Sonko. leader du Pastef. si wàllum politique. ndax jàpp nga ne mbir mi daf koy gën a renforcer politiquement wala boog dina am ay gàkk-gàkk yu mu am si carrière politique am. bon man du may gisaane mais xam li ma xam te gisoon ko ba lii di am moo di mu ngi nekkoon dans une phase ascendante est-ce que lii dana ralentir wala dana stopper ascension bi loolu man mënuma ci àddu li wérte wóor moo di kenn yéenewu ko woon dog-dog bi parce que amoon na espérance boo xam ne bii jeunesse sénégalaise amoon nañ ko ci moom mais politique itam du science exacte nit mën na am tolof boobu tax nga rebondir ndax suñu mënul établir dëgg liñ ko jiiñ maanaam siif parce que bu ñu fàtte ne siif lañ ko jiiñ jiiñuñu ko njaaloo siif lañ ko jiiñ suñu mënul établir ne dafa siif lii des mooy peut-être njaaloo loolu ñu seet ndax luwaawu Sénégal yi am na lu ñu ci wax su fekkente ne Sénégal natt nañu ba yaakaar ne sunu laay am na lu mu wax ci njaaloo bu boobaa Sénégalais yi xam mais yaakaar naa ne sans gisaane il est combatif li mu def même si c'est établi encore que ce n'est pas encore établi même si c'est établi c'est une faute même ci kanamu yàlla dañ koy tuub. mooy le fait que mu dem fa rek. le fait que mu dem fa ci conditions yi mu fa demee. pour yow faute politique ak li ñu ko pour man faute politique la. pour man au-delà de la faute politique faute humaine la rek. faute humaine la rek. À un certain niveau de responsabilité du lu la neex def du fu la neex dem du lu la neex wax waaw donc mais faute comme ni ma la ko waxee dañ koy tuub nit mën nga def faute tuub ko mu jeex tàkk. ndagam yàlla sax ngay tuub mu effacé astamaak bani aadama yi da ngay wax ak ñi nga war a waxal d'une part li ci des yàgg sa borom nga tuub ko yàlla effacé ko ci xolu ñi nga avancé après tout liñ ko laaj moom moo di programme liñ ko laaj mooy engagement liñ ko laaj mooy combativité ci registre yooyu su ci defee performance li ci des wax dëgg yàlla duñ ko toppee. ndax yoon leeralul mbir mi. ñu koy bàyyi noonu rek muy dem. ndax du doon loo xam ne daf koy topp ba saa su bëggee dara xew si wàllu politique rek mu nekk loo xam ne daf ko koy rat. mooy li ma la wax loolu mooy li ma la wax c'est-à-dire mais stratégie boobu yaakaaruma mu opérant parce que Sénégalais yi du ñu ay dof aussi yow jiiñ nga nit au départ. nga ne ko dafa siif ñun ñaa ngi ne tekk di xaar man de bokk naa ci ñi ne tekk di xaar yéen a jiiñ doomu jàmbur ne ko def nga nangam def seen organisation ba ki accusé ñëpp génn wax waa léegi nañ dem moom nee na nangu na procès jigéen ji nee na bëgg na procès nañ dem xanaa mbir mi dana leer. La responsabilité du président de la République ci affaire bi war nañ ko aborder tamit ñu ngi koy jiiñ complot ci mbir mi ndax jàpp nga ne aussi d'une manière beaucoup plus globale moo am na ci responsabilité. Man de pour le moment gisaguma responsabilité bu mu ci war a mën a am suul ñu établir complot suñu établir complot ñu identifier ñan ñoo tëral complot bi su fekkente ne ay ñooñam lañu ñu seet relation yi mu am diggante ñooñam yooyu ak moom ci boppam mais mënuñu rek ku faqastalu ne président nit da ngay maandu surtout lu sewee nii par contre politique moom niñ ko tëralee ak niñ ko donnee ci tubaab bi ku nekk da ngay tëral say pexe il est bien normal que honorable Ousmane Sonko bi ñu tuumaal mu défendre avec tous les moyens possibles donc politiser débat bi mais avec le recul ñu nag xam nañ ne li ci politique lu tuuti la en tout cas ci fait bi ñu évoqué mais gannaaw fait bi nag ay événements ak ay actions politiciennes dugg na ci moo tax mbir mi lëndëm. comme lan par exemple. déjà soo gisee mbir moo xam ni juge bi ni mu gaawee ñaata dossier viol moo am tribunal yoo xam ni ba léegi kenn àttewu ko ñaata dossier ay divorce qui se passe mal ay ndono qui se passe mal ay sàcc yoo xam ni ba léegi ñu ngi en détention préventive
mais mbir mi dañu jël pendant une semaine rek ñu saax-saaxee lépp loolu il faut ñu interroger ko xam lu tax ndax nag suñu nee ñi ñëpp tout le monde est égal devant la loi bi warul yenn saay mu gaaw yenn saay mu yéex loi bi warul yenn saay mu jël dossier yi mu soxla topp ko dossier yi mu soxlawul mu bàyyi ko wala donc accointance diggante judiciaire bi ak politique bi man duma ci sore ndaxte procureur Aliou Ndao wax na ci ay wax yu am solo yoo xam ni warees na cee bàyyi xel waa UMS am na yu ñu ci wax yu am solo juge dem am na yu mu ci wax yu am solo te ñoo ñëpp c'est des voix autorisées ñoo gën a autorisé que man pour wax ci accointance yi nga xam ni judiciaire bi am na ko ak politique bi te du dëgg du yoon ndaxte dañu ci loi yi ñuy wax ñun pour le moment dañu ne séparation des pouvoirs. D'accord si biir mbir mi da nga tudd juge am na tam benn officier de police judiciaire boo xam ne génn wax muy li ñu yàggul gis muy le capitaine Touré génn wax si mbir mi. ñu gis taxawaay le doyen des juges Samba Sall mais laata moom le juge du 8e cabinet Mamadou Seck aussi moom mu désisté aussi mbir mi fait yooyu noonu si ñoo xam ne ni peut-être am na ñu leen doon xoolee si biir dossier bi nan nga koy jàngatee. mooy divers faits yi ma la wax xam nga amoon na fii ci Sénégal benn journaliste bu mag bu tuddoon Louis Correa moo doon bind benn chronique judiciaire ci Dakar Matin balaa muy nekkaat Soleil daf chronique boobu mu ngi tuddoon faits divers et divers faits faits divers bi ñu ñëpp xam nañ ko divers faits yi moo di acte yi nit ñi posé après ci wàllu judiciaire ak acte yi nit ñi posé ci wàllu politisation affaire bi des deux côtés côté nguur gi ak côté opposition bi particulièrement côté soutien wu Ousmane Sonko yi ñu yóbbu mbir mi ci terrain boo xam ne bii dafa impliqué nation bi ci crise man li ma ci gis moo di ñëpp la ñu war a rappeler à l'ordre parce que stabilité Sénégal moo féete kaw intérêt politicien partisan yi est-ce que jaroon na lii yëpp ba 14 bakkan rot ci dañu war a toog ñu xool ko est-ce que itam dañu war a tey fàtte 14 nit ñi dee ñu mel ni rien ne s'est passé loolu dañ ko war a taxaw seetlu suñu taxawee seetlu yooyu ñu xool nag ñun léegi ñun ban xeetu nit la ñu doon est-ce que méngoo nañu ak li nga xam ne lii sunu xam-xamu réew sunu ngëm-ngëmu réew sunu caada réew nangu na ko dafa mel ni sénégalais yi dox léegi yi nekk ci jamono ji am na lu soppeeku ci ñoom te yëguñu ko loolu il faut ñu toog ñu interroger ko